waa Pastef commune de Diass ñoo fi daje ci waxtaan ci ay points yi ko demee ni préparer partager information d'abord yi nga xam ne par exemple Pastef au niveau national ñu ngi ci fu mu tolluwaayam ak waajtaayu élection yi biñ ci jógee dañ waxtaanee aussi ni ñuy préparer ñun au niveau local suñu élection présidentielle nan lañ ci taxawee ak yan procédure la ñuy jël pour ñu réussir ko jàmm. loolu moo ñu fi indi woon tey. yaakaaroon ne seen organisation bi xaw na tardé tuuti. par rapport ak ñeneen ñi. je vais dire que tardé wul parce que dañ koy officialiser nii mais au niveau de chaque quartier je vais dire au niveau de chaque maison même am nañ fa représentant gaa yaa nga fa ñu ngi liggéey bi déjà dañ daje woon tey pour rassembler loolu xool exactement lan mooy doon suivi bi mais ñu ngi koy coordonner comme il le faut donc tardé wuñu benn yoon. par rapport à ça Pastef au niveau de la commune lan mooy poids am dëggantaan. poids am dëggantaan je pense que ñëpp xam nañ ko mooy poids Pastef au niveau du Sénégal mooy jeunesse bi d'abord jeunesse bi kenn woowu leen ñoom ñoo ñëwal seen bopp. donc je pense que l'avènement Sonko révolution la woowuñ ci kenn képp koo xam ne par exemple seetaan nga déglu nga xam nga actualité politique fii au Sénégal xaaroo kenn wala ci Pastef au contraire yow yaay daw di dem ci gars yi nga xam ne ñoom ñoo représenté Pastef à Diass donc mën naa ne liggéey boobu sax liñ ci def dafa nekk liggéey bu oyof ci ñun parce que nit ñi ñooy daw di la woo di la naan foo nekk man Pastef laay wër donc je pense que loolu déjà mooy suñu poids. yaakaaroon ne effet phénomène la. donc phénomène la gars yi di wax mais nañ xaar rek élection yi yàggatul dinañ xam ne caaxaan taxu ñoo jóg réew mi la ñuy jël incha allah ñu teg ko ci raaju wóor incha allah. comme ni ko gars yi di waxee candidat kii réseaux sociaux ngeen amee quoi. waaw loolu yaakaar naa ne yow mi sa bopp xamal nga ko sa bopp fépp foo dem fekk nga fa koo xam ne par exemple il est dans Pastef te li mu ci engagé woo comme religion la ko ci moom donc ñi jàpp ne par exemple réseaux sociaux yi la nañ jàpp foofu rek. mais liggéey bi ñuy def ci terrain bi ñun xam nañ ko bu baax au niveau de chaque village bi moo xam ne sax moo gën a reculer boo fa demee fekk fa représentant Pastef bureau de vote yi ñuy am centre de vote yi ngay am par exemple au niveau du Sénégal fépp foo dem région boo dem centre de vote bu nekk bureau de vote bu nekk di nga fa am représentant Pastef ak suppléant. ba léegi nee nañ candidat buzz la quoi. candidat buzz. fekk le buzz xam nga rek ay déclaration yu rëy. voilà donc je pense que buzz bu fekkee ne moom mooy wax dëgg yee nit ñi xamal leen li ñu xamul li ñu war a xam te xamuñ ko. wax leen exactement Sénégal fu mu toll ak ki fi nekk fan la ko jëmee je pense que bu fekkee ne loolu mooy buzz ñun nangu nañ ne candidat buzz la. donc au niveau de la commune. yéen fekk ngeen fi ay mag ay gars yoo xamante ne c'est des classiques de la politique au niveau communal. bon yéen ngeen nar a affronter ngeen doon ay jeunes. doonuñu ay jeunes kese ñun suñuy mag toog nañ seen kër xam nañ ne par exemple bu baax xam nañ li ñu représenté ci ñun dañ leen bàyyi wàccee tuuti ñu toog kër ga. combat bi ñun ñu porté ko mais seen xel ak seen i xalaat ñoom la ñuy doxee déjà ñi nga wax ne par exemple ñoom lañ fi fekk ñooñu yàgg nañ bi ñu fi nekkee ba léegi ñun ñu ngi fi de ubbi suñuy bët ak suñuy xel di leen suivre di déglu mais dafa jot ñoom ñu jël seen retraite bàyyi ñoo ak affaire yi nag parce que jot na fu mu ne nii xale diriger par exemple mag nekk ci ginnaawam jàppale ko mu dem ci loolu lañ toll. bon bu fekkee ne politique bu yàgg ba la woon nañ ko daan defee laaj na moyen loolu mais ñun suñu politique ni muy doxee laajul moyen yu bëri parce que ñun duñ fen kenn. du ñu dem ci ngénte di fa maye loo xam ne moomuñ ko du ñu par exemple may ay saaku ciment yoo xam ne par exemple ñun liggéeyuñ ko ñun li ñu soxla mooy dem ci nit ñi waxtaan ak ñoom parce que li ñeneen di maye li ñuy maye ñooñu askan wee ko moom dañ koo foqal ci ñoom ba pare di leen ci compal di leen may loolu il faut que ñu xamal ko askan bi déjà sax xam nañ ko ba pare moo tax ba ñu gisee dëgg soxlaatuñu sax di leen jënd wala di leen convaincre xaalis léegi wax ju rafet ak jëf ju rafet la nit ñi di dégloo nit ñi par exemple ñun loolu lañ ñu nawee moo tax tey duñu woo kenn ñëpp ay ñëwal seen bopp. gars yàgg nañ ci terrain bi ñoom itam de. yàgg nañ fi lool. mais ñun tamit nekkul ñu dañoo ñëw rek daanu ci terrain bi nii de ñu ngi ci woon ni ñu doon déglu ñu ngi doon gis mais dafa jot ñu rompre seen pratique yooyu moo tax tey ñun ñu jóg ànd ak suñu président Ousmane Sonko bon politique bu bees am installé wu ci biir Sénégal te yaakaar naa ne yéen ñëpp tam ngeen ci seen bët. programme président Ousmane Sonko je pense que fii ak fan yu néew bu ñuy dugg ci campagne électorale bi. dinañ ko teg seen loxo yéen ñëpp di ngeen ko am yaakaar naa ne du programme mu Diass wala du programme mu Sénégal yëpp la mais Diass dinañ ci gis seen bopp bu baax parce que Diass nu mu reculé ñun ñëpp xam nañ ko Diass turam fi mu yegg ak boo xoolee Diass say fi mu toll yow da ngay rus sax pour toog di présenter nit ne fii mooy sama dëkk Diass mooy sama dëkk parce que ñu sommes trop en retard par rapport ak Diass fi mu waroon toll tey donc je pense que programme boobu incha allah bu ngeen ko xaaree ba mu ñëw
Diass dina ci gis boppam bu baax. dinañ xam exactement nan lañ koy waxtaanee ak askan bi bu soobee yàlla. pour le dernier mot. Le dernier mot mooy que ne ma remercier leen bu baax di remercier Diass Info donc je pense bien que loolu mérité na ñu remercier leen liggéey bi ngeen di def ci biir Safeen ci biir dëkk bi ñu ngi koy rafetlu bu baax di leen ñaanal aussi lii mu dem ba dem média bu rëy a rëy boo xam ne dina leen jëriñ mais dina jëriñ Safeen yëpp. Merci. incha allah.